maa leen di nuyu man maay El Hadj Bathie Niass président conseil de quartier bu Xayra. waaw li ma ciy wax mooy di leen santati di gërëm rek parce que duñ la guléet ndax seen loxo mi ngi ci jàkka ji te jëkkoon nañ ñëw indiwaat ay matériel pour daara yi tey kon buñ dellu siwaatee defaat lii duñ mën lu dul sant leen gërëm leen. man la Souleymane Diémé bokk ci comité religieux bu quartier Xayra teewal fii mbooloo mi sëriñ daara yi nga xam ne ñoo dëkkee fii ci quartier Xayra. di sant ak gërëm rek fondation bi nga xamante ne mooy fondation Teranga nekk fële ci Espagne sunu mbokk sunu dëkkandoo Demba si jiite ko ak soxnaam xanaa di leen ñaanal sunu borom gën leen taxaw bu baax a baax. man la Penda Laxoon présidente comité éducatif bu quartier Xayra. di remercier fondation Teranga di wax ni tur wuy na borom parce que defal nañ ñu Teranga te Teranga ji aussi fi mu ñëwee. am na solo parce que dafa ñëw ci quartier boo xam te ni quartier bu démuni la ñu fi dëkk xaw a bëri ay néew di doole kon ñoom bu ñëwee yëkkati seen i don indil ñu ko dañuy nekk loo xam ne lu ñu rafetlu lay doon di ci kontaan di leen féliciter te di wax ni aussi def nañ acte bu noble acte citoyen. Kalidou Diop dëkk ci Xayra bokk ci commission mosquée bi ñuy taxaw jàkka Xayra ñuy sant fondation Teranga bu baax a baax. di leen santati parce que du buleet seen ñaq mu ñëw ci jàkka ji bés bu ne bu ci ne bu heure bu yegsee ñu ngi koy gis dara jàddu ci wax dëgg yàlla ci loxo yi ñu koy jaarale tamit ñu ngi koy leeral téere yii ak yi fi jaaroon yëpp leer na. maa ngi nuyu waa quartier Xayra man la Doudou Fall nekk président ASC Xayra di représenter toute l'ASC yi nekk fii ci au niveau di Xayra waaw parce que lii moom duñ ne guleet parce que. man mun naa témoigner ku coordonné mbir mi ba mu egsi fii muy notre frère Demba Sy parce que yàlla dafa dogaloon ñu nekkoon fii man depuis 2005 la ñu xamante ñu nekk si koñ bi neewuma sax lii tey mais avant lii démb bañ fiy nekk daal nañ yëngu ci lu mel nii di œuvre ci wàllu social kon su demee ba yàlla dogal mu génn dem à l'extérieur aussi mu xalaat ne am nañ benn grande fondation boo xam ne ñuy wax fondation Teranga mu am loo xam ne war na ko mun a jàpp si ba loolu mun a egg si goxam loolu aussi lu ñuy def lu sant ko à travers di fondation à travers dem ñuy sant waa fondation bi yëpp di nga xamal ne ko li muy def nii c'est quelque chose boo xam ne référence la lu ñu war a roy la. man la Mamadou Lamine Fati di délégué de quartier bu Xayra tey ci jotaay bi ma ànd koog daanaka. comité yëpp yi nga xamante ne ñoo constitué quartier bi ni ngeen ko déggee sànq ci ñi ma jiitu ci kaddu gi daanaka ku ci wax rek wax nga fi nga féete ci comité bi nga xamante ne foofu nga féete ci quartier bi man nag la yàlla dogal ci ñoom ñii ci seen taxawaay ma jiite quartier Xayra tey. bon message bi may lancé mooy képp koo xam ne kii yaa ngi nekk bitim réew te nekk ci quartier Xayra dëkk fa wala say waaju dëkk fa nii fondation bi def muy fondation Teranga. ñi ngi lay jox tàllal suñu loxo pour yow tam nga def comme ñoom bon ndax lii dafay am njàngat la moo xam ne bi ñoom ci ñoom la commencé mais dañuy bëgg ñeneen ñi nga xam ne ñëpp dëkkuñ ci ñu ngi dëkk ci quartier bi te nekk ci bitim réew ñoom tamit ñu def comme ni ñoom fondation ñoom Demba bi dafa mook soxnaam. ñu indi Teranga yu mel nii di ko baaxee daara di ko baaxee mbokk dëkkandoo yi dëgg yàlla alxuraan gi rek daanaka dafa doyoon waaye ñu boole ci lépp loo xam ne jumtukaayu jàngkaay la. andil ñu ko fii ci quartier Xayra wax dëgg yàlla ñu leen ci sant bu baax di leen gërëm bu baax di ñaan képp koo xam ne ndaw nga féete bitim réew wala nga nekk ci biir réew mi lépp loo am ci ndimbal lu mën a doon jëme ci daara wala jëme ci ñi nga xamante ne ñooy aji néew di doole nga indi ko fii ci quartier bi wax dëgg yàlla dinañ ci soxal lool ñu dimbalante suñu biir ndax islam daanaka noonu rek la ko bëggee mooy dimbalante ak jàppalante kon noonu rek la demee ñu ngi tàllal loxo ñëpp fas yéene ci ànd ak ñoom waaye ñu ngi leen di sant ñoom bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax seen taxawaay di leen ñaanal yàlla gën a dëgëral seen association boobu noonu suñu borom gën koo yëkkati bu baax a baax fondation bi yegg fu kawe seen jor. nit ki boo dëkkee ci gox da nga war di wane sa bopp ci gox bi nga dëkk te ñoom def nañ loolu macha allah di leen ñaax aussi rek luñ def tey bu déwénee ñu mën lu ko ëpp ñu bañ a teggi seen loxo di continuer di ñu appuyer ci yu mel nii parce que quartier bi soxla na ko kàddu remerciement dong lay doon di leen jaajëfal bu baax. ñu ngi leen di ñaanal yàlla na Teranga yàgg seen loxo yàlla na xéwal yàgg seen loxo ñëpp buñ defoon ñi jafe-jafe Sénégal dina wàññeeku ñu ngi leen ñaanal daal parce que du gërëm
mais nañ jiital yokk leen ñaan yàlla na yàlla yokk seen mën-mën yàlla yokk seen xéwal ba leneen ñëw jërëjëf. waaye ci loxo yi mu koy jaaral tamit muy loxo délégué lu ñuy seere ne dem ba lu jaar ci délégué rek yegg si na te jaaral na ko fa mu war a jaare ñu ko war a yëg na ko salaamaaleykum wa rahmatullah. c'est que bu koy def c'est juste que pour ñaax ma man mi nga xam ne maa ngi fii di au moins ma am naa ci loo xam ne maa ngi ciy yëngu li may yëngu war naa ci mën a comp tuuti dimbale ko ci quartier bi rawati nga ki nga xam ne dem na ba génn aussi di fàttali ko koñam kon loolu aussi lu ñuy def lu dul remercier ko aussi di ko ñaanal di ko xam ne lépp li nga xam ne def nañ ko ren ci wàllu fondation bi suñu borom gën ko kàttanal ba déwén ñu mën lu raw loolu te aussi ñu leen di xamal ne fi ñu koy def ci ay loxo yu wóor lañ koy def parce que la fois passée jour bi mu envoyé affaire yi dafa woo délégué mu occupé woon mais man maa woo délégué ñu xool nu ñu coordonné ba indi colis fii te aussi bañ ko indee lépp ci transparence lañ ko indee depuis ba mu ko indee jour Laylatul Qadr ba léegi ñu ngi koy soog a dajji di ko soog a ubbi te bañ koy ubbi c'est à la présence de toutes les entités du quartier boo xoolee quartier bi ñëpp fi nekk boo xoolee ñi jiite jigéen ñi muy muy xool président conseil bi ñëpp a ngi fi rien que pour lépp lu ñuy def rek mu am transparence kon encore une fois di ko gërëm di ko sant di ko wax mu gën a góorgóorlu mu gën a xam ne ay frère am ñu ngi fii ay nijaayam ñu ngi fii ay papaam ñu ngi fii te lépp li nga xam ne mu ngi koy yéene ci koñ bi rek incha allah bu ñëwee dina yegg fu mu war a yegg te dina ci jàpp ba lu ci mës a am loo xam ne ay regret lay doon ci tànku kanam rek lay jëm salaamaaleykum wa rahmatullah. suñu borom subhaanahu wa taala ku ne xam na ne alquran mooy lépp ñoom biñ ne salaamaaleykum ñoo egsi fii ci quartier Xayra dem ba ñëw fi ak soxnaam daanaka fi mu war a dem yëpp mu dem fa waaye surtout ñëw fekk ñuy doog a commencé liggéey jàkk ji li mu njëkk a def mooy laata moo bàyyi jóge fii Dakar moom Demba ak Maar dañoo dem jënd ay jumtukaay yoo xamante ne dañ koo jagleel daara kon loolu day firndeel ni ñoom ñaar ñooñu dañoo am taxawaay ci diine ñu daal di dellu ñu ne laataa ñoo dellu ñu jël fi engagement ne en tout cas daal ñun dey suñu yéene buñ àggee Espagne mooy dinañ gestu lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu diine ñu demaat daanaka ci 2024 bi ñu réceptionné benn lot bu mag boo xamante ne lépp ay jumtukaayu ndongo daara la mooy ay kaamil waaye ay bagages yoo xamante ne képp koo xamante ne yaa ngi ci daara yittewu nga ko bi mu egsee ñu xool ni nañ ko jagleel rek benn daara ci lañ jël bagage yooyu jagleel ko daara Nuuru Maxaaxit ci njiital Sëriñ Assane Diop ñu wëlbatiku bi mu ñëwee fii dafa ànd ak soxnaam ñëw ci jàkk ji ñëw julli si jàkk ji boobu daanaka ñu ngi doog a tàmbale am yéene yeesalaat jàkk ji ndax jàkk ji dañoo dem ba dal bi commencé menacé bi mu demee ñu daal di soññee seen biir ci fondation bi ña fa nekk ñëpp ñi ci ëpp dee jullit ñi nekk ci yeneen diine ñu daal di dajale seeni dërëm ak seeni ñaar dërëm ba mu mat lim ñu yónnee ñu ko fii ñu réceptionné ko muy xaalis bu bari ñu réceptionné ko jënd ko ay matériel ci saasi jënd ko ay matériel dugal defal leen ko ci li nga xamante mooy néegu yàlla bi ñu jàppoon ni ca lay yem ñu jékki-jékki doxuñu 2 mois ñu wëlbati ko waan ma de ne ma ñu ngi lay booleeg Baye Guèye mi dëkk fii buun ñu ngi koy ñaanal yàlla mag moom taxawaay la ñu boole mag moom la ñuy yónnee xaalis bi ci loxoy kooku lay jaar kooku bu egsee ci saasi bu ko retiré président lay woo wala mu woo ma ñu dem ca kénkaayri bi duñ jàdd fenn ca kénkaayri bi la ñuy dem directement dem déposer foofu xaalis bi jënd ci li nga xamante ne tey liggéey jàkk ji foofu la toll ma defe ni fa lay yem semaine bële passé ci biir koor gi ñu wëlbati ko waat yónnee waat ma beneen montant yoo xamante ne montant ñu yónnee yëpp day ëpp valeur 100 000 francs ñu yónnee waat beneen montant donc ñu daal di defaat noonu dem jëndaat ay matériel du ciment ak i bagage lépp def facture bi daal di indi matériel bi ndax seeni ñoom li ci doy waar mooy seen ndimbal seen loxo buy ñëw day fekk daanaka liggéey jàkk ji di waaja di bëgg a taxaw
waaye ñoom saa buñ seen loxo ñëwee rek day mel ni yàlla moo leen di indi jëfloo leen ci néegu yàlla bii kon loolu lu kawe su njort la te loolu ñun amuñ seen fay yàlla mi am fay rek lañ leen bàyyil mu defal leen lu kawe seen jot kon fondation bii nga xamante ne mooy fondation Teranga ni ko madame Ndiaye waxee léegi ñoom seen tur wuy na seen jëf wax dëgg yàlla Teranga mënta weesu nit nekk ca àll ba fu mel ni Espagne di yónnee xamul jàkk ji xamul ñi ci ëpp ci ñoom xamuñu jàkk ji tur rek lañ ci am waaye ñoom ñëpp di ay doomu jullit wala ñi ci ëpp di ay doomu jullit di yónnee seen Teranga fii kon wax dëgg yàlla ñun ñooñu amuñu seen fay kon dañ leen di ñaanal yàlla ñoom Teranga fondation Teranga duñ def lu dul ñaanal leen yàlla suñu borom mi am fay suñu borom fayal ñu leen tey nag don bi ñu ciy recevoir wax dëgg yàlla don la boo xamante ne dafa laal couche yëpp li ko tàmbalee ci mag ba ci kuy doog a juddu loolu nag frappé ma trop sax loolu mooy won ni ñoom ñëpp lañ sédd bu dee lu jëm ci mag am na lu fi nekk loo xamante ne mag dana am fu mu toll yiteewu na ko meew bi nag nga xam dañ ko jagleel xale yi waaye ragal naa ñi sant Saane donte ay mag lañu danañ ko njëkkante xale yi te loolu wax dëgg yàlla mu touché waat ñu wëlbatiku fàttalikuwaat xale yi ñoom dañoo am une pensée exceptionnelle pour les enfants pour l'éducation des enfants lu leen ñor la saa su ne ñu indiwaat fi ay dons matériel scolaire ay cahier ay classeur ay stylo ay matériel géométrique ñu indiwaat ko ndax loolu mooy ñu ngi motiver xale yi ci seen njàng ndax xam na ni xale mooy doon magi ëllëg te sa goney tey ni sa xale yi tey mel noonu la say magi ëllëg di mel kon boog loolu mooy di ñoom ñi ngi motiver xale yi seen njàng moo xam njàngum français la moo xam njàngum alxuraan la. c'est les deux à la fois vous savez que man délégué de quartier la mais quartier Xayra biñ ko xamee ak léegi bi mu dee quartier Xayra ak léegi daanaka seen lépp ci transparence lañ koy teg loolu ci mag ñi la mag ñi ñoo ñu jàngal lool ba tey bi lii egsee j'ai tenu malgré que ñëw na yaa un peu plus d'une semaine mais diggante bi daf ñoo fekk ñu nekk ci préparatif fin koor gi laylatul xadri bi dox ci ñu wëlbatiku di préparer korité bi loolu moo tax ma ne kon nañ bàyyi ba génn ci korité bi ma woo pratiquement ñi jiite comité yëpp ci conseil de quartier bi seen président ngi nii toog ma woo ñëpp ñu def ko nañ ko daan defee parce que transparence suñu borom moo ko njëkk a bëgg ginnaaw man askan bi lañ ma fi tegal lii bu ñëwee ngir askan bi li ma war mooy ma woo ñi nga xamante ne ñoo fi nekkal askan bi ne leen kat Teranga gii fondation Teranga indi na ko ngir askanu Xayra donc kon man lantinoor laa rek du ma tee diw ma am ci nag loo xamante ne c'est à titre personnel et exceptionnel mooy lii ngeen di gis la ci biir alxuraan la madame Mar moo ma ko yónnee moo ko bind ci loxoy boppam moo ko bind kon nga xam ne diine moom nekkul ci arab nekkul ci nit ku ñuul nekkul ci nit ku weex alal suñ borom la kon ma koy réceptionné fii di ko seedal ñëpp xëy na naam bind na ci sama tur waaye may wax ni vraiment madame Mar man maa ngi koy remercier muchas gracias Mar di def mention spéciale ci Demba parce que ni ñuy def ba lii egsi fi wax dëgg yàlla alal ju bari la li fi jot a wàcc
boo ko doon xayma ay millions la alal ju bari la waxuma la dara transport li ko bàyyi ko Espagne ba mu egsi fii ma egsi loolu tamit alal ju bari la kon ñoom ñi nga xamante ne ñi ngi jaayanteeg seen borom ci seeni alal suñu borom am na lu mu ci wax ci alxuraan kon yàlla moo leen di fay suñu borom rek moo am seen fay waaye ci sama turu bopp ak ci turu quartier Xayra yëpp nañ xam ne lii incha allah nii ñu ko joxee ñun ñu fi nekk di comité bi ak président comité bi ñu ngi leen di seelal ne doon nañ leen ko joxel ci askan bi ci ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla ay néew ji doole lañu te yittewoo lenn ci wàllu dund yi dana leen ko jox li wàllu téere yi incha allahu rabbi dama doon xalaat sax ne est-ce que duñ ko bàyyi ba ñu àgg ci journée sargal ndongo daara ñu sargalee ko ndongo daara yi nga xamante ne jàng nañ alquran ba wàcc wala ñu jàng alquran ba mokkal ko leneen li ciy des nag mooy jumtukaay élèves yi écoles yi incha allah élèves yaa ngi ci tool ci école yi ak ndongo daara yi loolu tamit danañ ko jël tasaare ko ci daara yi nga xamante ne ñoo nekk fii wala ci élèves yi nga xamante ne wax dëgg yàlla yeeyoo nañ ko seeni waajur de néew di doole lañ feex ba tasaare ko kon mbokk lii vraiment lu rëy la ci quartier Xayra di ñaax ni ko président waxee di ñaax bépp doomu Xayra boo xamante ne yaa ngi bitim réew lii mu nekk exemple ak doomu Xayra ju nekk ci biir réew ci biir dëkk bi tak ci biir dëkk bi lii tamit mu nekk exemple ci yow yaakaar naa Doudou wax na ko léegi. Voilà, avant tout d'abord je tenais à remercier tout un chacun donc je me présente chez monsieur Lamine Sané. Je suis membre du comité éducatif du quartier Xayra, mais en même temps aussi membre de la commission sociale. Donc on est là aujourd'hui devant cette illustre assemblée qui est dirigée par le délégué du quartier, M. Lamine Fati. Donc votre impression après la réception de cette loi? Avant tout, d'abord, nous tenons à remercier cette fondation qui n'a ménagé aucun effort pour le quartier Xayra. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir que donc il y a une couche, toutes les couches de la société qui se trouvent dans le quartier ont été pris en amont, c'est-à-dire les gens, la religion, les gens de la religion, les livres saints sont là. Il y a aussi ce qu'on appelle le matériel géométrique pour les élèves, des dons alimentaires, tout ça, donc ça nous permet à la couche sociale qui se trouve dans ce quartier de pouvoir bénéficier de ces dons. Donc cette fondation qui est dirigée par monsieur et madame Si, donc qui ont mené des efforts, qui ont consenti beaucoup d'efforts pour pouvoir aider la population de Xayra. On peut dire que ce n'est pas une première fois, donc on peut dire que c'est la énième fois qu'ils font des dons de ce genre. La première fois, même au niveau de la mosquée, ils ont donné des enveloppes qui ont permis à ce que la mosquée soit réfectionnée. Donc, cette fondation, nous leur implorons, nous leur demandons s'ils peuvent continuer de fournir ces efforts. Mais aussi, tout ce qui se trouve au niveau de la diaspora, on les demande s'ils peuvent aider ces gens. Parce qu'aujourd'hui, dans notre quartier, il y a beaucoup de personnes démunies. Donc, c'est un moment clé, c'est un moment phare qui permet à cette population, à cette couche, de pouvoir bénéficier de ces dons. Bien, buenas tardes a todos. Si estamos aquí hoy es para agradecer a un señor que se llama Dembasi y a su mujer, Mar, y a toda la Fundación Teranga para la donación que han dado a la población de Xayra. Bien, estamos muy contentos para recibir esta donación que teníamos la costumbre de recibir cada año. Dembasi es una persona que ha hecho toda su infancia aquí en Boune. Boune es una localidad que se encuentra en Senegal, particularmente en Dakar. Y ahora él ha visto que la población está muy pobreza. Aquí la pobreza domina la gente. Entonces, para ayudarles, quieren y su mujer dar estas donaciones que han compuesto de muchas cosas.
aquí tenemos los libros sagrados de los musulmanes que se llama el Corán. Tenemos alimentos de comer para los niños. Tenemos también materiales de escuelas y tenemos también bolsas y muchísimas cosas que hacen mucho dinero. Entonces, en mi palabra y la palabra de señor Fati y en el todo el barrio, los decimos muchísimas gracias. Gracias 1000 veces para la donación que han dado a la población de Bun, particularmente la población de Jaire. Si ves, aquí tenemos muchísimas personas. Tenemos el delegado del barrio, se llama jefe de barrio, y en mi derecha hay el señor que representa los deportes. Aquí tenemos un gran equipo de fútbol que se llama también Jaire. Tenemos el hombre que está aquí, representa la mezquita, y cada persona que está aquí representa un despacho en el barrio. En mi nombre, en el nombre de todas las personas que están aquí, agradecemos o decimos muchísimas gracias al señor Dembassi, a su mujer Mar y a la Fundación Teranga. Muchísimas gracias. Gracias 1000 veces.